إخوة الإيمان في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي نيو مبكو انترنت يب di len ziara di len balu ak di len bal di ñaan itam yalla nañu yalla boole jégal xamna ni sen mbokk Eli Baba Sall di tak ak yeen ci yeneen vidéo tay nak ñu jëlone ben thème tuddé ko la crise politique au Sénégal, une responsabilité partagée. xamna nak dina xaw doy war en tant que jeune nga xey rek ne da ngay wax ci walu politique, peut-être nit dina ko interpréter façon bu ne waye li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxone dafa wax ne s'il est cruel pour un jeune mara de devenir un homme politique, il est encore plus triste pour un intellectuel de ne pas être capable d'apprécier les raisonnements. Parce que Sénégal tay fam ñaari bat yu nga xamni tay lu yaq moko yaq moy li gër gi waxone ne lenn mo fi am moy lu ñu tuddé politique cravate ak diinay kanaabe. Parce que daf ne politique ak serigne dina ñaar yu benn du ci métier, mais orientation le buy nit di jaar pour mëna dimbalé ay nit mais du métier du liggéey. ci lay wax ni ku dem ba ëlëk ci kanamu yalla mu laajal la moy sa métier nga nak dama doon politique wala nga ko serigne la won neen dina rek sa ndik parce que néna du métier. Mais lu tax tay Sénégal problème yi am ci walu politique bari. xam nga Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu dafa waxone Blaise Diagne wax bu am solo. daf ko wax ne que dès qu'un chef politique cesse de considérer son pouvoir comme un instrument de travail, il cesse d'être un interlocuteur pour les gens de son pays. À quoi bon se mettre pour conserver une couronne qui n'a d'autre signification que le néant? Madame li wolof njaay di wax ne ku mënul bayiwo lu yaqku yawa. Parce que niñ koy déggé moy tay il y a beaucoup de places vides. Mata da nga tuddu ñu ne di way président de l'Assemblée nationale, di way premier ministre, di way ministre nangam, di way député li nangam lu ne ñu tudd. Mais malheureusement la plupart d'entre eux, cette présence, ce n'est qu'une présence qui est symbolique. Parce que nga am fonction koku jafewul xamulo, mais est-ce que bal la joxe fonction bobu est-ce que yaa ngi fonctionner? C'est ça qu'on doit se poser comme question. Et malheureusement il faut le dire ouvertement, la plupart d'entre eux leur présence n'est que symbolique. Motax tay lu bloqué Sénégal lolu moko bloqué. Parce que tay tuddu nañ crise. Te crise bi depuis 1960 bi ñu jëlé indépendance ba légui da nga yëg ni crise yoy da fay gën di yok. Bien que nak wax man na bari nangam lu ni ñu wax ko, mais téwu da ngay sentir ne crise da fay gën di yok. Bi ci ñëk ci crise yi tudd nañ crise bu nga xamé da fay del ci walu éducation bi. Parce que tay école yaa ngi gëna bari, élèves yaa ngi gëna bari, ñi jàngale ngi gëna bari, mais malgré tout ça chaque jour boy tester niveau élèves yi da nga yëg ne seen niveau da fay gën di wacc. Parce que ñale na warona jàngal wala leena encadrer gëdd ba leen warona joxuñ leen ko. Ta nak nit bala nga ne nam nefa ñu dem ba ñi nga xamné ñoo nek université di jàng tay da nga gis ko dem université def fa 5 ans ba am mas te ba légui xamagul lu wara doon ndax manque de professionnalisme. Te lu graw lu ci réew
nga dem ba dugg université jàng am licence am master ba pare ba léegi li nga war a doon xamaguloo ko te tey boo duggee université da nga ciy gis mu wóor ne da ngay nekk étudiant juste pour passe-temps mais xamagoo sax loo war a doon lan la ndax manque de professionnalisme waaw loolu tamit c'est un problème qui se pose te li gën a grave mooy ñi nga xam ne tey ñoo ñu jiite ñoom ñëpp la plupart des cas seen doom duñ fi jànge mais ñi ngi extérieur di jàngi ñun ñooy nekk fii duñu dem ëllëg ñu ñëwaat jiituwaat ñu rek mu nekk benn cercle vicieux kon nag loolu population bi point bu essentiel la bu ñu war a xalaat. Deuxième point bi mu dellu ci crise am na ci dans le domaine de la santé dañuy wératuñ feebar yaa ngi gën a bari nit ñi dem nañ ba lu ñu liggéey lu nekk fajoo ko te ñi ñu jiiti ñoom it ku ci feebar France ngay dem faju ci buy dee da am ñun ñooy dee te ñun ñoo leen fal waaw ñoom ku ci sa doom feebaroon léegi urgence ñu jëlal ko avion léegi yóbbu ko France ñu traité ko mais ñun baadoolo yi nag nga xam ne amul dara te ñun ñoo leen fal suñu carte buy dee da am ñun ñooy dee bu état d'urgence di am ci ñun lay amee kon loolu population yi tam nañ ci yeewu xalaat ci waaw. beneen bi mooy domaine bi nga xam ne mooy domaine de l'emploi itam am na te ñi nga xam ne ñoo jiite nit ñi nekk ci wàllu politique bi koo ci dem famille ñëpp tekki nañ waaw ñooy dawloo tey di ñu romb ñooy poste boo dem ñoo ko occupé te la plupart des secteurs boo dem ñu ne diw moo ko jiite boo laajee secrétaire bi ñu ne mbokkam la adjoint bi ñu ne mbokkam la trésorier ñu ne mbokkam la léegi ñun baadoolo ñun ñu leen fal ñun ñoo disaat gannaaw rek ñoom ñu nekk ca kanam te loolu kon te nga sëbët loolu est-ce que du jaar itam ñu bàyyi ci xel parce que da ngay dem ba chômage bi am mais chômage de sélection la da ngay amal lu ne amal xam-xam bu ne amal compétence bu ne mais fii ak amoo branlo doo mën a accéder ci fi ñu nit ñi di liggéeyee dem ba boo demee ci bërëb sax yóbbu sa diplôme lu lay njëkk laaj mooy kan moo la fay yebal mais kon ana mérite te loolu am na ci réew mi te c'est un problème qui se pose dem ba boo demee ci bërëb sax war a rang war a nit ñi war a liggéey nga am loo soxla boo ñëwee boo fa xamul kenn yaa fay mujj loolu tamit c'est un problème qui se pose. Crise am na dans le domaine de l'économique parce que bu ñu demee ba ñi nga xam ne ñoo war a liggéey moo xam muy baykat yi moo xam ñu war a doon la ñuy ñaq dayootu leen lu ne la ñuy daj suba ngoon ñuy tës-tësi te malgré la ñuy daj yëpp doyatu leen waaw ndax seen ñaqu baadolo tey mooy siñ cay buur te loolu c'est un problème te ñun ñoo leen falit kon ñu population bi war na jaar ñoo bàyyi ci xel tuuti waaw. benn bi gën a garaaw mooy crise bi dellu ci crise des valeurs mais crise des valeurs boobu mais lan moo ko jur te mooy tey jii état bi ñoom ni ñu waree protéger nit ñi ñu liggéey nu la ñu war a protéger ba nit ñi seen jikko du yàqu ndax bu ñu tuddee Sénégal ñu ne pays boo xam ne la majorité ay musulmans lañ te tey ñu dem crise de valeur yooyu dem nañ ba tey boo demee université nga organiser foo mu jàll moo gën a yomb téeméeri junni yoon nga organiser conférence waaw lu dee ngay daj kenn du la lijjanti waaw ñu dem ba tey xale yi teel a am autonomie seen parents suñu tulli leen dóor suñu tulli leen a wax dara ndax crise bi am dem ba da nga dem ci CM yi xale bu ndaw bu tollugul fenn dem di def planning lu mu koy doyee mais kan moo leen permettre mooy yooyu te jox la leen autorisation valeur yi di gën di yàqu bi ci gën a garaaw ñu dem ba bu ñu dee tourner ci école yi sax pour jàll information ay mbër la ñuy jël je n'ai rien contre les lutteurs mais ku nekk ak sa domaine ñu dem ba mbër yi li ñuy jël ñoom ñooy dem ci école yi di def tournée waaw xam nga loolu lu garaaw la te am na ci réew mi waaye nag Wolof Njaay def ne fitna bu demee ba nekkatul lëndëmu timis bu demee ba nekkatul lëndëmu fajar lu dul nekk lëndëmu timis nga xam ne nooy gën di avancer day gën di la boobaa ku tëdd nelaw doon nit waaw te dina wax ne nag ne weeru fitna teru na te nag dinañ seetaan ba mu doon badar te bu doonee badar rek nit ko coono ñëpp waaw ba tax Cheikh El Hadji Malick Sy wax bu am solo ne seule une conscience pervertie est assez forte pour culpabiliser l'innocence waaw
loolu c'est un domaine boo xam ne ku ne war nga ciy bàyyi xel waaw ñu dem ba ñi nga xam ne ni ñoo jiite woon nit ñi fa ñu waroon a dajee weccoo fa xalaat xool lu jëmale réew mi kanam dem nañ ba soppati ko arène bu nga xam ni ku nekk sa lamin ngay bàkkoo li mbir yi naan diw maa ko ñaf daan ku ne di jéem a toroxal sa morom ñu dem ba tontootul mais dañuy xuloo waaw ndax tontu ku ñu tooñ sosal la nga tontu mais nag xuloo ku ci ñaari baat la dellu muy baatu werante ak baatu werante te bu dee werante ku ci dégg-dégg bu ñaaw la dellu mais bu dee werante nag ku ci xol bu ñaaw la dellu te ñaari ku mu nekk ci yow koo jiite gaañ ko waaw ku ne di wax waaw ku ne di sos kenn sañutul wax dëgg ndax ku nekk yaa ngay xool nan ngay def ba nax nit ñi pour nit ñi faral la doo ko teg ci dëgg mais ci ay nax ak i pexe nga koy teg maam Cheikh waxoon na ne bari pexe nekk ci dëgg moo ko gën waaw bari pexe nekk ci dëgg moo ko gën te la plupart di ko ñu baal ma mais li ñuy wax gëmuñ ko la plupart li ñuy wax ce sont des mensonges yoo xam ne ni c'est non fondé parce que nit ñi li ñuy bëgg trompe nit ñi gëm leen topp seen ginnaaw te loolu tamit nit ñi war nañoo toog ñu bàyyi ci xel parce que neex làmmiñ warul mën a far nit te nit warul du woddoo làmmiñ waaw booy nit ñi di naw lan naw sa jikko mais boo demee ba amutoo ci jikko loolu nit ñi naw nag mën nga woddoo làmmiñ waaye nag fa nga jëm du sori waaw beneen bi mooy ñu dem ba intérêt personnel moo leen jiital waaw mooy li philosophie wax ne l'état est le plus froid de tous les monstres froids et il ment froidement mu ne voici le mensonge qui sort de sa bouche moi l'état je suis le peuple waaw buy wax daal maa fi nekkal ñëpp waaye boo amee li mu bëgg rek fàtte ñëpp dal boppam loolu baaxul waaw loolu baaxul te wolof njaay mooy ne ku ñu fal ngay fecc nee na la nga nar waxuloo ko waaw ñu fal la ngay fecc la nga nar waxuloo ko waaw te tey fii ku ñu fal nga organiser soirée fecc pour wax ne maa fi ne te am na responsabilité boo xam ne kuñ ko yan boo tëddee nelaw rek xamal ne xamuloo le sens de la responsabilité ndax dis na ba mu ëpp ndax kullukum raahin wa kullukum mas'ulan an raahiyatihi waaw beneen bi crise de logique tamit dafay am mais li Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum waxoon ne la crise de logique reste la plus grave des crises car elle dénature l'initiative même du ciel initiative tendant à organiser sur la planète Terre une société à la fois humaine et assurément équilibrée mu ne elle déforme sans aucun doute les réalités essentielles qui valent d'être choisies comme favoris yàlla dafa bind nit tànn na ko mu nekk xalifa yàlla ci kaw suuf mais ku ñu dénk nga nekk xalifa yàlla ci kaw suuf nag da nga soxla li la yàlla dénk nga liggéey ko taxawoo ko mais loolu na du mën a am fii ak équilibre amul waaye bu demee ba crise logique am lu ñuul ñu ne dafa weex lu weex ñu ne dafa ñuul loolu ñu dugg ci comprendre duñ ko kookaa dafay jur crise de logique boo xam ne ni lu tardé moo ko tardel tey beneen bi ñuy jaawale tamit ñaari baat bi njëkk bi mooy lu ñu tuddee baatu autorité ak baatu responsabilité loolu itam niñ ko desee xam te kooku sañu fa moo ñu ko jàngal nee na l'autorité diñ koy centraliser mais la responsabilité diñ koy décentraliser lan nga ciy dégg maanaam lu ko xam ne bu la jiitalee waroon nangu kenn di décider sa place waaw nit ñi nag mën na laa jox xalaat mu bu dara desul lu dul décision nag yaay jël sa décision parce que l'autorité boobu da nga koy centraliser mais bu ñu demee bu ku nekk sañ a jël décision ku nekk sañ a taxaw wax ku nekk sañ a jël wax lu ko neex boobaa coow dafay am parce que l'autorité kenn du ko décentraliser mais bu dee la responsabilité mooy ñi la yàlla boole ku nekk am na domaine bu ko yàlla sëdd bu jotee nga jox ko moom mu doxal ko mais boo buggee ne yaay yenu lépp nag du sotti ndax maam Cheikh ne nit ñi kenn mënu leen yenu du dem da ngay ànd ak ñoom kay di dem waaw loolu tamit lu garaaw loolu fi am Sénégal beneen mooy lu yónnante yàlla Yuusuf waxoon te mooy bi mu ñëwee ci buur bi ñu laaj ko mu ñëw laaj ko ay responsabilité pour diriger wàllu administration yëpp mais bu mu ko laajee lu tax daf na ko je suis sérieux et je suis compétent mais la moo tax jiitu lu baatu compétence parce que xam ne ni nit lu mu compétent bu sérieux wul lu doxul lu sotti te de la plupart ñu nekk fii nag la plupart même bu ñu amee compétence ils ne sont pas sérieux
parce que seen intérêt personnel moo leen fi bàyyi ndax tey fi ngay gis koo xam ne day jël taxi xëy nekk ministre tabax këram am oto yu doon jeex doomam ñëpp dem France mais fu alal di jaar question la xamuloo waaw waaw beneen bi mooy faw itam ñu bàyyi xel ñaar mooy baatu célébrité ak baatu succès du benn xam nga ñoom li leen di tromper ñoom souvent politiciens yi mooy li ci ëpp ci ñoom li ñu wut mooy célébrité mooy na nga siiw rek di mu ma wax lii mais loolu làmmiñ wala ñu koy def waaw ku mën a wax mën a sos da nga siiw mais succès nag mooy ki nga xam ni fu ñu ko tuddee ñëpp kontaan ci moom te kooku Afrique ba mu de kenn laa ci mos a gis mu doy moom muy Nelson Mandela te succès bi bu ñëwee rek célébrité dugg mais malheureusement dañuy ñaar yooyu dañ koy jaawale te nag nañ ci bàyyi xel bu baax. beneen bi ñu dem na ba population bi nga xam ne ñoo waroo jël seeni décision pour prendre seeni responsabilités pour faire face ak yi nga xam ne moo am li góor sëñ Moustapha waxoon ne na jël nañu réer nee na mu gannaawu seen xel ngir sàcc alalam jël njort gëlëmalee ko xalaat mu doon garder kër ga waaw jël njortu gëlëmalee ko xalaat mu doon garder kër ga waaw dem ba seen xel doxatut waaw bu élection jotee ñu ñëw ndax leen jël seen oto wii dajee fële jox leen benn 50 000 francs ñu defar seeni fataay defar seeni ji jël lan ay t-shirt ñu sol jël seen carte yi nga xam ni mooy seen valeur jël carte yi ñu jox leen ay 2000 5000 10 000 ku ne jox sa carte ñu leen di nax dërëm te am na loo xam ni dërëm waru ko jënd ci nit ndax sa dignité moo ëpp doole dërëm te loolu ñun suñu responsabilité ñun population bi ku nekk ngay ànd xoolutoo ku la doy ci jikko mais yaa ngi xool fu nga xam ne nii danga fa sa ceeb dana fa tooyee te loolu c'est un problème qui se pose waaw te doxul waaw beneen bi ñi nga xam ne ñooy politiciens yi itam nax nañu population yi ci mooy li Sëñ fa jàngaloon ci ñaari baat mooy baatu liberté boobu ñu tudd may nañu liberté dellu ci suñu wàllu passion may nañu liberté ba nawetaan jotee ñu ñëw waaw jëndal équipe bi mayo waaw wotal leen coupe waaw organiser leen ay soirée yu dul jeex lu ne ñu organiser ko waaw ay tànn biir rek ay sabar ak lu ne ñu organiser ko may ñu ko ñuy fo rek ñun di yaataay ñu ma di tàcc di fecc sol suñuy tiset ku ne di wax am na ñoo xam ne sax daf leen jariñ ñu ciy xuloo bay xeex te bu dee nag liberté bu dellu suñu wàllu ñu war a jël suñu responsabilité liberté boobu ba léegi mayagul ñu ko mooy nax gi ñuy nax parce que bu ñu may na liberté bu du question mi diw may naa la liberté mais liberté boobu mooy nit ki nga jàppale ko ba mu mën a jël ay responsabilité nga jàppale ko ba mu mën a tekki jariñ réewam mais yu yëpp diñ koy boole ko ci ñun waaye bàyyi ñuy fecc meeg tàcc ñi ñu doon ñu nangu ko waaw ñu doon ñu nangu ko ba mu jeex nag toog rek foog na ñoo ci nekk nañu yeewu te bàyyi caaxaan yi waaw foog ñu nekkaat nit te comprendre ku ne nga xam li nga bëgg parce que naxaate yi ça suffit largement nag waaw baaxul waaw baaxul de yàlla xam na ko waaw kon nag te bu ñu demee nag bu jooju am bu sëriñ àddoo nag wax ci wàllu politique ñu ne sëriñ warul wax ci wàllu politique te pourtant tey politique lu yàq ci réew mi moo ko yàq ndax décision yëpp fa lañ koy jëlee te yi xale yi def yëpp ñu autoriser leen ko balaa ni yéeg yi mu yëpp jàng bu yàq yëpp ñoom ñooy responsable bi te sëriñ si itam ñoom seen responsabilité mooy fexe ba diina jóg ñoŋ kon bu ñu waxul àddina tukki mooy li sëriñ Cheikh waxoon rek dafa wax nee na politique bu dee dafa dagan na l'islam daganal na ko nañu ànd ak sëriñ si politique bu dee dafa xaraam nag ñun ñëpp ay julli la ñu ànd sëriñ si bàyyi politique lu rek mu jeex te def mu simple waaw parce que politique ak diine ñoom ñaar fu ñu jaar am croisée de chemin parce que lu ma tijjee ci introduction bi mooy lenn moo leen taxaw jóg mooy fexe ba nit jukkoom mën a ñoŋ fexe ba nit jub fexe ba nit xam fi muy teg tànkam kon nag ñaar yooyu bu dee loolu moom mooy seen mission ñoom ñaar fexe ba nit tekki kon fu ñu jaar daje waaw fu ñu jaar daje waaw mais nag dafay dépend moo ci war a wax ak kuurul wax ku tamit c'est une question qui se pose su ko defee nag fi ñuy mujjee moo ñi jiite réew mi nañu bàyyi xel ne yàlla mayewut dafa able te ku yàlla abal nag dooleem defoo ci lu baax bis bu ko nangoo nga rus waaw te Senghor dafa wax bu am solo dafa ne en tant que chrétien j'ai toujours préféré une belle mort plutôt que m'emparer d'un pouvoir qui ne m'appartient pas waaw
comme Senghor ci boppam moo wax waxoon bu ñu wax façon wax bu nu mel kon keneen ku mu doon war nga ci bàyyi xel te nag am na loo xam ne ni saxul ndax kalla iza dukkatil ardu dakkan dakkan waaw wa jaa rabbuka wal malaku safan safan waaw waaw bis biñ xëyee waaw waaw ba suuf wëlbati kooku waaw waaw yàlla ñëw taxaw waaw malaaka yi nekk bataillon par bataillon wër ñëpp waaw wa ji a yawma idin bi jahannama ndax yawma idin yatadakkaru al insanu wa anna lahu dikra waaw fa yaqulu yaa laytani nag qaddamtu li ayaati tey la koy nit di bàyyi xel waaw waaw qaddamtu li ayaati comme yàlla wax na ko rek ka ca dem di ko wax rek dafa fekk déggloo waxu yàlla kon nañu bàyyinte xel bu baax te ñuy lancer message jeunesse bi yëpp nañu jël seen responsabilité surtout les étudiants nañu jël seen responsabilité parce que réew mi suñu réew la bu yàqoo ñun la yàqul bu succès amee ñun la amal succès ñu ñu jiite di ñoo jiite mais moomuñu waaw suñu doxalee façon boo xam ne ni jaaduwul itam nañu am ouvertement ñu wax ko ku nekk nag c'est la démocratie li ñuy wax mais démocratie itam na ko sagesse lal waaw démocratie na ko sagesse lal bu tegoo ci maladresse itam yàq-yàqu lay jur waaw waaw te yu yëpp dinañ ci ñëw incha allah dañ ko defoon bi rek pour mën nekk introduction mais buñ demee ba ci kanam rek dinañ gën a xuus ba ci biir thème bi ba nit ñi mën a koo gën a comprendre fi ñu jëm incha allah yal na yàlla def jàmm yal na yàlla def sutura incha allah fa tabarakallahu jërëjëf